Mera the original. Mera the children of the ancestor. Mera the children of the nation. Mera the warrior fighter. Mera the freedom fighter. Mera the heritage of the bravo, the liberty of the population of Senegal. Mera the survivor. Mera the honest, true blood of freedom fighter. Mera the winning children of the nation. The victorious, the bravo, the true blood of the African nation that born the true warriors that build the nation, carry the nation, no fears, fearless. Mera all queens and kings and princes and princesses. Message to all U.S. citizens. Our mission to become American is part of we have a right to protect any threat, any enemies that is a threat. And your own country, you come from your unborn country, Senegal, that enemy is a threat here in the United States also. As we all heard, the Interior Minister of Senegal, Antoine Félix Diome, speak. As he's sponsoring some of a threat, some very dangerous people. He's the one sponsoring François Hélène Gueye, Mokhtar de Kabola, Koura Ndiaye, and they live here in the United States, instigating violence in our own country. Not only sponsoring François Hélène Gueye, but also the minister, the Interior Minister, Antoine Félix Gueye, dating with François Hélène Gueye and using a senior citizen, elder white man, innocent elderly man, using his life to fake as a love for François Hélène Gueye to have somewhere to hold on to for that person to take care of her children, where she's faking just to seek for paper, using that senior citizen elderly white man here in America, 100% American, innocent white man, his love life for his own sidekicks to do the dirty game. And as a minister, Interior Minister who fighting say he's going to fight against any threat or that's going to create a chaos in the country. And will be respectfully sponsoring a Senegalese woman who not citizen of the United States. She's an immigrant. That's François Hélène Gueye. Living here in America. Using an American elder senior citizen life for her own selfish interests. That's dangerous. We all should report that to the FBI and immigration. For that elderly man life. Because we all know most of the Senegalese, some of them, they can marry to a person just for paper. And we have flagrantly François Hélène Gueye, that's her mission. Antoine Félix Diome be paying a round-trip ticket for François Hélène Gueye. Back and forth. We know François Hélène Gueye travel all over the world for 50 years. She cannot sustain herself. She said on the videos, you all have that videos, evidence. I have it too. Where she even showing that the man owned his own house and that man have his children. He was telling the Senegalese that, you see my old stupid old man, white man I have here in America. That old white man, she just hold on to that old white man just to take care of her 2 daughters and herself. Have a place where she can learn so she can do the daily game. You all see that
videos she make and showing the house that she doesn't even own. Her name is not on the deed. Just, you know how they do it all the time. Lying and just confusing the children of Senegal. Encourage them to take the back way, to commit suicide. That's against the law here in America. You don't use somebody's life for your own selfish interest. It's against the law. That's a crime. Because that old white man doesn't understand. He doesn't understand the language. He doesn't speak French, neither Wolof. So that video, you Senegalese citizen in the United States, we saw that. So therefore, if Antoine Félix Diome is sponsoring Mactar Kabula, he is illegal. He have no paper. And he live here in America. You all know where he live. That guy be sponsored also by the Interior Minister, Antoine Félix Diome, to instigate violence in our country, Senegal. All this chaos, all this killing and arrest is instigated by Francois Ellen Gueye, Koura Ndiaye, Mactar Kabula, and they're here in America. All those people, they're not a citizen. They're carrying a green card. Mactar Kabula don't have no document. So what are you waiting for? Because come to Francois Ellen Gueye, I already did my work. She's on the watch. That's why she's being careful. I already submit everything. And I already report to FBI. The liar, she be lying and hold tag along with that old senior citizen, white man, she living at her house. She doesn't love that white man. She dating with Antoine Félix Diome and Moussa Fall. Those are the ones who sponsoring her to do all this chaos, to create and to instigate violence, and sponsoring and helping the First Lady of Senegal using young innocent girl for sex, to blackmail, use them, terrorize their life, paying them less money, using them to do the daily game. Francois Ellen Gueye is a dangerous person in the United States. I did my part. I already report Francois Ellen Gueye, all this chaos he created in Senegal. Everything is in the hand of the Americans. Francois Ellen Gueye is on the watch. So you are citizen of Senegalese, New York, and whatever you are, you have right to do the same what I did. Those people are a threat to the United States. Mactar Kabula is a danger to the United States. He doesn't have no document. He must be reported to the FBI and and also the immigration. They need to see. He need to be reported as soon as possible. He have no document, and he driving truck driver here in America with no document. Koura Ndiaye don't have no passport, and she is getting violent in Senegal. She must be reported too. Tunkara, Sankara Mbaye, I saw your videos. As we all know, a U.S. citizen, as a Crown of Peace Ambassador of Senegambia, worldwide, a U.S. citizen has been arrested by traveling to Senegal peacefully. And he doesn't like the fact that the country, his population being killed, terrorized by one dictator, Macky Sall, and his wife, Antoine Félix Diome, and terrorist leader Moussa Fall. That U.S. citizen, I demand as a Crown of Peace Ambassador, the Senegalese government must release that U.S. citizen immediately. The sooner the better for them. Because you cannot call you want peace and safety for your country while you sponsoring some illegal Senegalese living in the United States here, instigating violence in Senegal. And you be sponsoring their travel ticket back and forth to do your daily game. That's a threat to the American Constitution. So I will call again a U.S. citizen. You must write and claim that our U.S. citizen brother
Seni Sen must be released immediately. We don't play that nonsense. And when it comes to Mactar Kabula, Francois Hélène Gueye and Koura Ndiaye, all the Senegalese US citizens must be report those 3 dangerous people living in the United States. Someone who instigating violence in a country to create all this civil war going on in Senegal, they not deserve to stay in America and do the dirty game. As we all know, Francois Hélène Gueye is a useful for the dirty game. There's an innocent old elderly man she's been using here in America too, in California. That's dangerous for that man's life and health also. So now, let me give some word Antoine Félix Diome. I think with your small head, you don't read the small print to understand. As you doing a terrorist mission in Senegal because for your own selfish interest, you have a God to say you're going to be tracking all international travel, all the Senegalese aboard, because you cannot face the youth, the mobilization of the youth fighting for their own right. Do better. As you disrespecting the elder senior citizen in the US, having your sidekicks, using the elder citizen who just decide to retire and live his life, using your own sidekicks, your girlfriend, to go tag along fake love, fake merit, for you to continue your mission. You are a killer, you are a traitor, you are a terrorist. If you call yourself you are Minister Interior, why would you sponsor Francois Hélène Gueye using somebody's life, playing with a man's life? Francois Hélène Gueye should be the one who taking care also, helping the elders like I do. I volunteer to take care of so many elders. With my goal, my skill, I go to the house, I go to senior citizen community, wash their hair, fix their hair for free. That's part of my give back, my mission in here United States. They opened the door for me. I am a 100% US citizen. I married to the American, Native American, Indian. Come to this country, I know what is stake for. What's my mission and what's my right. I contribute, I sponsor, I help. I use my foundation to train more than 50 people, take them out of warfare, to have earn their own dollar. I contribute in the United States. And I'm still contributing because the love and the respect I have for you US. The freedom, meaning you have right to do anything you want to do, but not anything that a threat to the American country or the American citizen. And I love that. Anyone who wants to live in peace and freedom, you must endorse the freedom and the peace. Respect the law. So as a United citizen, I will call the American and let them know that a US citizen has been arrested for no reason in Senegal. Seni Sen. Thank you for your understanding. Mera sama njaboot bi mo bantuwaat lii ci wolof di naan American citizen yépp yi nekk fii United States boo leen bu ñu demee ba waat doon ay American dafa am mission bu ñu moom mooy sàmm Amérique lépp luy traite ci Amérique nga doon sénégalaise te nga doon traite dañ la war a dénoncer. Gis naa American citizen Seni Sen tukki na ñu téye ko ñoom dañuy fen parce que fii duñ ko jaaxale suñu amee ku mel ni Mactar di Kabila, Francois Hélène Gueye, Koura Ndiaye ñi nga xamante ne ñoom Antoine Félix Diome moo leen sponsorisé ñi nekk fii Amérique di créer tension di créer chaos di instigate violence ci Sénégal ñu ñëpp da nga war a dénoncer parce que Mactar Kabila amul kayit te yenn sénégalais yi nekk foofu noonu xam nga Ohio xam nga fan la nekk te muy dawal track yéen a ko war a report FBI nga report ko immigration
parce que déjà gis ngeen vidéo yu muy def occasion la traite la ko nga xamante ne amugoo kayit munoo nekk ci dëkk bi ñi lay fay ngay instigate violence ñoom ñëpp Kor Ndiaye amul passeport dañuy instigate violence François Hélène Gueye kanta moom xam na fa may waxe moom keesoom lijjante naa ko bu yàgg moom dañ ko dafa nekk ci surveillance yëfam yëpp joxe naa ko ndaxte déjà Antoine Félix Diome moo koy doxaan mu utiliser ko pour mu utiliser benn màgget bi nga xamante dafa war a toog noppalu bëggante ak moom pour mu toppatoo ko mais dafa utiliser viu màgget bi pour mu toppatoo ay doom bu pare pour mu mun a wéeru fenn ndax mu mun a def liggéey bu salte bu ko Antoine Félix Diome sant soo kantaa moom joxe naa information ñëw nañ fii dem naa def fi interview 4 fois ci ay mbiro joxe naa lépp parce que déjà gis ngeen def na vidéo fen na naan dafa am kër gi moo ko vidéo boobu jël naa ko joxe ko an lu mu fa làkk yépp naan këram a ngi te turam nekkul ci dii bi loolu déjà traite la dafa garaaw confirmation yu tax ñu koy siib moom moo ko teg seen vidéo yi laa day topp ku leen ne suivre ma nekk ma de damay seetaan ay vidéo yu am import sauf ñu nekk fi amee dem ko day jël téléchargé ko quant à François Hélène Gueye dox naa moom lijjante naa ko fu mu ne nii moom tey boo leen ni tudd turam lu bari rek ne day instigate violence moom la Antoine Félix Diome sponsorisé rek moom det mi day amaat beneen kees dañ koy woowaat gaa yaa ngi ci moom ndaxte maa ko dénoncé xamal leen carrément ne pas bii muy sëyal nobbu ko wax na ko nee na kayit lay ut ki topp sa doomam pare wéeru fa di fen ne moom kër te amul kër turam sa nekkul ci diigi donc François Hélène Gueye is a threat, is a danger to the United States. Ku ministre intérieur ministre sponsor pour mu créer pour mu instigate violence suñu dëkk Sénégal, that person is a threat. Donc yéen mi nekk New York ngeen nekk seen côté loolu moo tax ngeen nekk US citizen. Any traitor Senegalese living here and not a US citizen don't have no document must be reported to the FBI ak immigration. Xeex bi du seulement ñi xool Sénégal kese biñ fi nekkee tamit làkkatu ñi leen di fay di def yeneen liggéey dañ leen war a report. Antoine Félix Diome xam naa ba ngay tiim micro di wax danga ko tiimee sa tuun gi lañ ko teg nga doon wax bon xaar ma maa ngi ñëw. yow balaa ngay woote naan dangeen bëgg a jàmm yow di yéen a nga noonu di sponsoriser ay xale ngeen indi ay terroriste ay tëg jox leen ay arme ñu ngi woo di tiire ci xale la ngeen def sa jaru sa répété parce que lu gën a fani mooy àdduna bi yëpp gis nañu ne da ngeen toor ñëpp a gis même Amérique fi gis nañu seen violence yi ngeen créé mën na leen fi wax dara naan da ngeen di traqué xanaa nga traqué ñooñu ngeen di fay xamante ne am ñu ke loolu sax da nga gën a sonal sax ñi ngeen di fay ñi nga xamante ne dañoo toog sonn am ñu li ñuy def ngeen leen di fay pour ñuy fen di leen defal liggéey bu salte bi parce que bu immigration yëpp immigrant yëpp jógee pour traquer ñi nga xamante ne ci yéen lañu bokk te am ñu kay liggéey bi dina ñaawa dina ñaaw te sénégalais yi nekk fi xamante ne ñëpp ay Pastef ñu sénégalais yi ñi fi nekk ñëpp ay Pastef ñoo fi nekk quelques sénégalais yi fi nekk ñoom ñu amul kayit yi ñeneen ñi ñoo fi nekk xamante ne dañu nekk parti au pouvoir. commencé leen report gars yi ñu amul kayit yëpp commencé leen report commencé leen dénoncer gars yi xeex bi fépp la guerre boo ci nekkee doo bàyyi fenn commencé leen dénoncer gars yi parce que am na yoo xam ne dañuy làkk def seen vidéo même nga nekk Amérique fii te amoo kayit nga partagé ay vidéo yi sax da ngeen ko war a jël dem immigration ne kii bokk na ci ñi ñuy fay loolu la mbir bi foofu la gis nga dëkk bi dafa neex dugal nit parce que nga lan la vidéo yi même ku fi nekk nga xamante ne ñii ay ñoom ci ay yompo ay Benno Bokk Yaakaar lañu te ñu partagé ay vidéo yi nga xamante ne pour rey nit wala ki da ngeen a jël vidéo yooyu ngeen dem immigration ngeen dem FBI ne leen kaan gis nga ñépp xam lu xew Sénégal
xeex bu am Sénégal actuellement nii ñépp a ko xam te ñépp dañ ko ñaawlu Macky Sall kenn bëggatu ko jël leen vidéo yooyu bépp ak ku dëkk fii am na te nga xam ne affaire la vidéo yu mu partagé ci page nga xam ne vidéo yoo xam ne vidéo yi peep da ngeen koy jël ngeen dem boole boobu tam beneen xeex la boole bi na gën a bëri liggéey bi man xam nag du mu leen wax yëpp fii lu may def noonu la nee naa leen man maa arrêté refusé Casamance ku dem ku ne da lay génnee maa ko xeex man kenn woo ma ke nee naa leen soxla ma groupe soxla ma mbooloo xam naa nu may doxalee parce que moo ñëwee ci dëkk bi dama volontaire 3 ans liggéeyal dëkk bi free pour de comprendre dëkk bi lan la sama fondement dafa am doole fii dama liggéeyal Amérique parce que sama doom yi ay américaine lañu 100% ma doon américaine ma xam what's my duty over here so lépp lu ñaaw li nga xam ne traite la da ngeen koy jël ngeen dénoncé ko ñu fi nekk sax ngeen boole leen tamit xeex bi ñu xeexee ko côté bi yëpp Antoine Félix Diome day fen daa génne yi xajul ci taatoom ndax dafa tuuti te xat donc jàmm soo koy woote dañ koy njëkk appliqué ci yow yéen a ngi nii la ngeen di def Sénégal yépp nit ñi sax yoppam Gambie ma ngeen neewoon sa dictateur sax mus ñu dund lii ci 20 ans tey président Jammeh 22 ans ci pouvoir bi def ko tegu ko Gambien yi te pourtant yow Macky Sall yaa dem ne dangay àtte Gambien yi tey nag Sénégal ñu ngi soog a comprendre lan mooy dictateur aussi des fois ma ñëw di wax ci sama youth sama jeunesse gis naa ni ngeen di xeexee bravo ay jàmbaar ngeen nee naa leen xeex bi njëkkew ci yéen te du mujjee ci yéen am na ñi ko fi defoon am ndam te bariwuñu woon léegi da ngeen a bari atemit ku saanu te yéen a ngi gën a fees paralyser Dakar mooy de kii paralyser leen ko complètement gis ngeen ñun Casamance déjà ñun xam nañu message bi ak doxin bi ngeen bu Macky Sall def wane na carrément ne doomu Casamance moo ko intéressé wu te ñun Macky Sall mosu ñoo intéressé ndaxte foo fekk jàmbaar ku naafika te nga xamante ne amul gëmul boppam du ko mus a bëgg moo tax ñun Macky Sall mosu ñu ko compter parce que doomu màccido la bañ ko jàngee ba xam ne doomu màccido ku sa maam xeexul doo bëgg yeneen ñi nga xamante seen maam dañoo xeex bañ leen a boole ci buumum jaam yéen mi nekk Ndor paralyser Dakar complètement mooy seen mission suñu doom ajuma lu muy sibir nii da koy gën a fortify parce que gis nga warrior jàmbaar soo amee sa victoire ngay xeex dem ci xare loola challenge rek doo mun a wone sa doole du génn li nga xamante ne feesuloo challenge sa kàttan ak sa doole sa bravo du génn nu lay gën a attaqué di la gën a tooñ ngay am ay bidéo idée ak brightness pexe di génn ci yow tey gis ngeen lu leen metti mooy ba ñu dalee diil ba léegi diil bu ñu teg Ousmane Ajuma Sonko mu uññi leen tey Antoine Félix Diome ak Moussa Fall borom xuri sew yi Antoine Mbott lu leen metti mooy gendarmerie ba ñu demee ba dugal seen bopp ci blackmail échoué humiliation la bu mag ci gendarmerie soo moo tax ñoom ñi ngi ut fu nekk pour ñu defee ne mun nañu humilier Ajuma Sonko ñàkk xam jamaat de ka tax jamaat lépp li nga xamante ne nit a ko créé du ko damm ndaxte ba Ajuma demee ba xam carrément léegi dafa war a protéger ay nitam moom mu jël yoon dem
ajuma gis na leen bu yàgg lu ñu def lu jël ay passeport am jël yëfam bagage am teg ko photo ko teg loolu du humiliation loolu liggéey nit la loolu the work of a people a person men work mooy paper work men work nit a ko liggéey loolu du ajuma loolu tam dakaa jël di ko utiliser pour mën a communiquer ak nit tamit parce que nit day jël lu nit créé di communiquer mais am na communication spiritual bi nga xamante ne ñoom récupéré wu ñu ko jotuñu ko parce que ñoom loolu mooy seen humiliation parce que ñoom loolu la ñu liggéey ñu humilier seen bopp mooy dugal seen bopp ci lu ñu xamul lu ñu maîtriser wul ñëw jël ay xale jigéen innocent ñëw créer chaos di reylu ay jigéen yi ëmb reylu ay liiri juddoogul reylu ay nit ci lu ñu xam moo tax pour ñoom loolu ñu def noonu is a humiliation non dañoo gën a wone seen ñàkk lack of knowledge lack of xam lan moo tax ñu sol toni lack of xam lan moo tax ñoom ñu dugg ci chaos bi nga xamante ne xam ñu nuñ ciy génnee ñoom dañoo violent agressif di rey ay nit donc ku dem nag ba jël ay passeport pistolet téléphone photo teg ko ba ñu dalee teg seen diir maa leen carrément dara newu fa ba ñu waxee ci laal ne lii ay dul ne continuer ne concentré def li ngeen def sénégalais nag mooy ki nga xamante ne soo ko nee bool bee dara newu sa bul perte sa temps dafa deñ kumpa te deñ kumpa nag ñu bëri lu mu la xañe du la ko may man dañu ma kumpa lu ma atee mit wonul bëgg ma ko gis mais lu ma atee mit won gis naa ko lu ma déggul dégguma waaye loo bëgg a dégg loolu may deñ kumpa nit da ngay xam sa xeex li yépp lu ko indi mooy ñàkk xam yeen power pouvoir bi ngeen am seen bopp bàyyi li ngeen moom bootu ci li ngeen moomul moo ko waral ba pare ñi xaay jàkk leen gëmloo leen ci atmosphère bi ngeen moomul dugal leen ci atmosphère bi ngeen moomul lu la sa esprit waxul soxla woo ko xam lu la sa esprit woowul de soxla woo ko xam dégg ci li ñu nekkee xeex la xeex bu jeex ba pare la actuellement fi ñu toll nii dama gëm te dama gis atee nit liggéeyam ak ancestors yi dëgg ñooy ñëw nag pour def seen liggéey boole ko ak yéen nii sama njaboot bi musoo leen gis ko am dëgg fu ne mu muuru ci ay fen amul fen dëgg bu amee sooy dem pour buy ñëw pour génn day voyager parce que dëgg la te voyage bu mu mbëkk bu ne am na miir yi muy woddal di dem te miir yi dañoo sutante xoolal fu ñu agsi xool leen ñoom fu ñu teeralee amul fu leen utulee ngeen génn daaneel miir boobu dem seen yoon xoolal léegi seen faiblesse fu mu agsi mooy dem barricade ay innocent waxuma sa ajuma waaye ay innocent ay jigéen ay xale seeni kër teg leen fa di tirer ay lacrymogène defe ngeen tooñ googu ate mi dina toog jox ñooñu ne leen continuer leen maa leen doole non loolu ay fen la sama njaboot gi dina am luy bett ñu bari waaye yéen du leen bett parce que da ngeen ko gis ngeen xam seen mission ngeen di cotiser seeni deret seeni rongañ ak seeni xaalis seeni ñàkk my children ay gagnante ngeen ay gagnante ngeen gouvernement état mi naan moo yor doole gi dem ba toll fii nga xamante ne ba mu dalee utiliser power di leen di xeex di leen di attaquer lu ne mu dugg ci ba mu àgg fii nag wane handicapam carrément dara desee ko amatuñu doole my people xeexu moytu la ñuy def adduna ji yépp ñu ngi leen di jàppale ci xeex bi
ñun ñi ngi jàpp ci xeex bi di financer di leen dooleel ay waxu ñoom tiitaange la ñuy doxee nii ay waxu nappaat ñoom ñoo gën a sonn Sénégal bu amee jàmm ci yéen la ndaxte réew ay jeunesse sama koy xeex ba libéré ko Amérique gii population Amérique ñoo ko xeex ba libéré ko tey fa mu nekk nii bu amee tey bu weex bu nekk ci position bu mag bu marron moo ciy topp dañoo dem ba liggéey seen dëkk équalité bu amee tey ku mag position bu mag ku marron bu weex moo ci topp ndax ñëpp déggoo doon benn liggéey dëkk te yéen loolu ngeen woote dëkk noonu lañ koy liggéey gaañoo leen fenn am na ñi nga xamante ne fu ñu demee ba tax ba xam ne seen doole dañuy summeeku mooy ñi ñuy tiire den rey seen jëmm rek lañu rey mais esprit ñi ngi xeex ak yéen ñi ngi xeex ak ñoom am na lii ñëw bett ñu bari fuñ ko foogulee di leen naan continuer leen seen mission résistance dafa bokk ci constitution bokk ci àddina résistance moo samp àddina gi seen ancêtres bu ñu résistré doo leen fi toog tey di wax dañuy xeex ci guerre lañu toll ci guerre lañu toll di ñëw encore di naan waa Casamance kontaan naa ci taxawaay bi ak positionnement bi nañu nekkoon stand by rek nañu nekkoon stand by parce que dëgg boo ko amee doo yuuxu doo wax lu bari nañu nekkoon stand by di naan Mr Président Adama Barrow at first dama lay congratulate sa wax rafet na trop depuis sa élection bi passé woote nga jàmm te woote nga ñëpp ne opposition ak yow yëpp yéen a yem sa wax rafet na kontaan naa si sa message bu baax xamaleen carrément soxla woo gaañ benn Gambien soxla woo soo utiliser power pouvoir you don't need to use the power pour attaquer say nit pour parce que dëkk bii Gambia fii nga dëkk say njaboot fii la ñu dëkk bëgg nga ëllëg xaj ci Gambia opposition ak yow yëpp benn ngeen nga Gambia moo leen ñor ngeen liggéey di Gambia te boo demee ba gagné woo da nga dee génn fii sa waxtaan yi rafet na trop parce que comme li ma yàgg wax sama Gambien di Gambian people nit bu duggee ci géew te xamul luñ koy feccee dañ koy jàngal président Adama Barrow mi ngi jàngal Macky Sall mi nga xamante ne moo defe ne moo ko gën a musa mu ngi koy jàngal njiit ak noo am power ak population bi la ko jox lii la ko waxee dem na ba ne élection yi bu passé ñoom ñëpp benn lañ nañ dem ci tool yi liggéey pour de Gambia mu rafet torop man lii laa bëgg it doesn't matter what mais sama population is number one the always the Gambia first my President Adama Barrow I'm so proud of your speech I'm so proud the way you communicate with your Gambian people to maintain peace and to combine them. Politics doesn't create enemy between the opposition and the president. You all are the Gambian. It doesn't matter what. At the end of the day, it's the Gambia first. So rafet na trop. Tamit man mi en tant que ambassadrice de la paix, Crown Peace Ambassador of the Senegal, Mr. President Adama Barrow, I want you to stay away and tell your own people, do not want to be used by Macky Sall to contribute with his terrorists, with his dictatorship he's doing in Senegal. Dama bëgg tamit Mr. President Adama Barrow di la xamal ni en tant que Crown Peace Ambassador pour di la fàttali make sure nga téye sa bopp ci Macky Sall lu muy utiliser some of the Gambian people ci dictateur bu mu nekk def Sénégal sa taxawaay laa bëgg foofu mooy I want you to play a faithful role to the Senegalese people. As you all see, when President Jammeh was in the Gambia and they say he need to go, he's a dictator, you got support from the Senegalese people, helping the Gambian to be having peace. So I urge you to do the same things. Be stand for, as you want the Gambia to remain in peace, you also should want the Senegalese to remain in peace. As a president, you are. Play your card. Meaning, call for peace
and tell Macky Sall also, the Senegalese force before him. te lépp liy jóge Sénégal dugg si Gambia pour làkkatu ministre yi fee ñoo làkkatu nga génnee leen sa dëkk. They don't deserve to stay in Gambia te yow waroo bokk ci anything because ñun Casamance we stand by et puis xamoo lan la ñuy stand by. The Gambia is too small so bu ko create any problem bi nga xamante ni suba Gambia day face consequence. They don't deserve that. Gambia done nothing. So, Mr. President Adam Barrow, as a Crown of Peace ambassador, I want you to stand up and to contribute for the liberty of Senegal, the Senegalese population, the people. Do not allow anyone to use you as now you has opened your eye and calling peace for everywhere. Play your card very strongly well. Combine peace. Some of the Gambian people, yéen mi nekk di Gambia xam naa ni gis naa seen taxawaay tamit ndax lii nekk di happen Sénégal neexul leen waaye ci guerre la ñu nekk seen contribution pour supporter seen frères et sœurs yi Sénégal sénégalais yi soxla nañ ko. da ngeen di jógandoor ngeen guerre ak sénégalais yi xeex jàppale leen ñu génnee li fa am. Sénégal bu amul jàmm Gambie mënul am jàmm. Sénégalais yi na foofu la leen wooye ñun ñëpp benn moo tax ñu naan ko Sénégambia. Sénégal bu yuuxoo Gambie day yuuxu bu reetaanee Gambia day ree. yéen ñëpp bokk ngeen ci xeex. bépp ministre wala keneen ko xamante ne appel la nekk foofu nan Gambia yéen tam lijjante leen ko. dóor leen ko rey leen ko taal leen këram xeex bi fépp la. xeex bi fépp la. Sénégalais yi woon nañ leen soxla nañ leen te Mr. President Adam Barrow, I hope you understand my message and you will do so because I see that on you. The Senegalese people right now, they need you too. They need your voice. You must speak about the situation of Senegal. Bera sama njaboot gis naa the Queen Falla Fleur démb ñu ngi ko fekk tooñ ko encore jël ko teg ko muy jàmbaar. gisoo ngeen tiiroon nañ ko ci bët ci xeex te bañ ko tiiree ci bët pour tànde fu mu tëdd mu ngi yor drapeau Sénégal waaye non seulement mu nekk hôpital ak méttitom waaye muy joxe message ne continue parce que loolu yëpp lu mu def nii héritage la ay maamam ancestors ñoo ko def. tey moo ngi ni deful dara ci place liggéeykaan nañ ko fekk comme ni ñuy def ñeneen ñi rek tooñ benn tooñ bi ñoom il suffit que nga won leen carrément bëggoo Macky Sall ñu jël si la. soo comme lu may wax rek tiitange Marème Faye Sall simb gi mi ngi wax rek ñoom ñi ngi mbaw rek di bëgg a wone carrément quelque nit ay Farba Ngom loolu yépp lii laa dee wax tout le temps gis kii mbaw wala gis nit ñëw teg cartable xaalis di la ne am li ngay njëkk def mooy laajteel sa bopp kii xaalis bu muy teg di ko joxe fan la ko jëlee. Sénégalais ni ngeen jaay seen bopp ay at dafa bari dédi moo ne xaalis bu salte bi nit dee ñëw ne la am nga jël kontaan def la ngay def doo leen sa jéem a xool ñii xaalis bu ñu indi nii fan la jógee. loolu yëpp bokk na ci lu leen xaajaat da ngeen lekk the blood money lu yàgg deret xaalis deret da ngeen ko yàgg lekk te xamoo leen ba par bi caagin xamoo leen bëggoo leen xam di topp puukare lan moo tax Casamance tey suñu doom yi tey ñu gën leen a sàmm am doole ba ñu demee ba commencé nag di commencé suul ñun lañu moom atemit ci la ma utiliser ma nekk de miroir of delloo ñëpp bu ñu dipp kër lii ndaxte la jotoon a dépp dafa bari ñu déppi pour dooleel suñu njaboot yi pour dooleel doomu Casamance pour protéger leen parce que dëkk
bu ñu xasee ba suul ay këllëm la mu moom ñi indi la mu moomul dafay handicap waa dëkk ñi ko moom daf leen di nëbb daf leen di lëndëmal. donc xaas bu salte bu doon dugg côté nord dafa yàgg dugg bëri am doole genre ñoom faat ko moom xamoo leen sa ni ay deret seeni deret doom yi sa ngeen nekk di lekk te xamoo leen ko. nee naa leen Ahmed Khalifa Niass Farba Ngom ñoom ñëpp ay jigéen ay xale yu ndaw lañu jël ay jigéen jaay leen seeni bakkan des fa ñeneen ñi jaay leen seeni deret di indi ay xaas di leen jox ñeneen leen. moo tax ñooñu liggéey bu salte bu ñu entamé nii Farba Ngom dina xeex lu mu mën ba pare ñëw nag kidnappé Macky Sall hijack Marème Faye Sall yor seeni vidéo sexe yëpp téye ko di leen di traité. Farba Ngom loolu la def Macky Sall Farba Ngom dafa yor vidéo kattante yi bari yi Macky Sall ak Marème Faye Sall mu téye leen otage lu mu bëgg loolu la Macky Sall di def te lu mu bëgg loolu la Marème Faye Sall di def. boo leen xamul nag dafa am liggéey bu salte yu bari yi nga xamante ne dañ ko defandoor ensemble depuis Macky Sall ba mu nekkee ay ministre ba muy liggéey ci Ablaye Wade moo wax leen ko. lu bari mu ngi ci Farba Ngom moo tax lu ma Macky Sall loolu lay def waaye Farba Ngom lu muy wax Macky Sall la concerné population Farba Ngom yoru leen téew leen otage yoru seen dara. donc intérêt Farba Ngom du tax Sénégal yépp sink ci benn intérêt màccudoo ki nga xamante ne ay doomu jàmbur la jël di leen reylu pour moom dund ak njabootam. xaalis deret boobu dafa yàgg dugg foofu Sénégal ngeen kenn nag te loolu la sénégalais war a bàyyi xel. Aïda Diallo mi ngi indi ay malet indi ay nag indi ay gëlëm de doo leen xamoo leen fu ñu koy jëlee yéen a ngi lekk li nga xamante ne lu bokk na tam ni parce que boo leen gisee benn côté la mbir mi di féete mooy nord Casamance dafa dugg. lu tax lu salte lu dugg Casamance te naa la nëmal dëkk bi dañ koy gis xeex ko dafa am doole. donc lépp boo leen ko dëppee ngeen dëpp la ngeen moom seen kàttan dafa am doole dafa bari ut leen ko ngeen xool lan la gëm leen seen bopp te ngeen xam ne yeneen ñan yeneen nii da ngeen doon taagaloon ci ay nit yi leen gëm la ne ñoom ñoo ay nitu yàlla ngeen jël seen bakkan teg ko ci ñoom gëm leen tey yeneen nii fa ngeen wootee pour mu rafet pour yéen ñëpp ñu ngi nee toog ñoom ñëpp mun ñu wax dédi morning bi xaalis bu salte bi xaalis deret gu ñu lekk ku ci nekk amoo courage ñoo taxaw wax lan ñoom ñëpp dañoo xamante. lan moo tax ñoom li ñuy def ñun am nañu ay kilifa sama papa men buur la ci ñàkk fayda déggoo leen gisoo leen ko ci lu muy def mooy lii def mu amee Sénégal muy sama papa mu ngi nii day tuur rek jàmm gi pour Sénégambia yëpp ci tuur rek la nekk ci jàmm Sénégambia. xaalis bu salte du ko jege am na ñeneen ñu nekk Casamance dafa lay gis ñu wane ay kartaab wala ay di wax ay lien parce que suuf see ko bañ moo tax dëkk bu amee lu mu moom da ngeen koy jox lu mu moom. lii yëpp yéen da ngeen a bokk contribuer yéen jeunesse bi da ngeen a cotiser ci lu diiñ lii yëpp lu ko may doole waaye dem ngeen ba xàmmee ba ràññee ndekkite lu leen téye otage ni ki lii la woon ngeen débarrassé ci di xeex. tey nag bi ngeen demee ba yeewu xam ngeen dindi war a dindi loolu yëpp waaw du yomb xeex bi day métti waaye ba tey yéen ay victorieuse yi parce que ñu ne every mistake is a learning experience. erreur bu nekk jàngat bu baax nga fay jëlee bu leen ma leen parce que nii la waroon demee ngeen yeewu seen bopp ngeen moom seen dëkk ngeen liggéey ndax ngeen des seen dëkk bañ a jaar ci gaal yi. Adjuma Sonko doesn't matter what, at the end of the day he is the chosen one, he is the victorious king, he is the leader for Senegal 2024. moom mooy the chosen one moom ngeen tànn moom la ate mi tànn te moom la ansa say samp dina am lii bett ñu bari sama njaboot bi courage, power, enlightenment, and strength. The mission must continue. Keeping up the fight. Free Senegal. Senegal in civil war. Dictator Macky Sall must step down, resign, and leave the country. The sooner, the better for him. Casamance says,
on standby always. Mbera sama njabot bi man la seen mama ma bëgg leen sama xol. Again, all of you are citizens, you got my message. We must do our duty for the safety in the United States. Mbera.